mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média ñu am mbégte àndaat ak yéen soir d'info di dellu siwaat ci jàngat élection législative yi amoon dimanche fii ci Sénégal ñu am mbégte ànd ceeg Talla Sylla bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar Talla ñu ngi lay nuyu. waaw man maa ngi lay nuyu sëñ Ablaye di nuyu waa groupe GFM yëpp. rawatina TFM. mais di nuyu suñu mbokk Sénégal yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. alors ni mu ko waxee jàngat bi la ñu nekk ba léegi ci scrutin bi nga xam ni amoon na dimanche yéen naka ngeen ko jàngatee jamono ji ñu toll ak fi jukki bi toll yan enseignement ngeen ci tiré. waaw xam nga dañuy wax ne buy taw kenn du fobeere. waaye ndeem ñun. yàlla dafa dogaloon ñu wër Sénégal. balaa même ñuy voté. am na loo xam ne ñun njortoon nañ ko. ci taxawaayu nit ñi. dem nañu Fuuta. foofu da ngay dégg boo waxee ñun la kartal ko gootal mooy fii benn carte moo fi am. te loolu ab jàngat bu rëy la. ça c'est vérifié. mais wër nañu. tamit ci ça c'est vérifié. wër nañu aussi ci ay gox yoo xam ne. mbay dafa yaatu. mu doon gox yoo xam ne dañ daan am jafe-jafe. ngir mën a jël li ñu liggéey. di ko yóbbu fa nga xam ne moom lañ koy mën a soppañe ay koppar. yu leen mën a jariñ président def liggéey boo xam ne may na leen loola am. ñu amul woon électricité mosuñu am lampe mosuñu am yenn yi am ko. tey jii leer na la ni zone yu mel ne ay Kédougou yooyu daaw ñu ko gañee. te foofa am na liggéey bu fa am ci wàllu hôpital ci wàllu yeneen yoo xamante ni fexe na ba boolewaat leen bu baax ci biir Sénégal loola feeñ na. maintenant li am solo mooy foo dem ay sénégalais ñoo fa nekk te sénégalais yi kenn ku ci nekk ci contexte bi mu nekk ak communication bi nga xam ne mooy am ak manipulation yi am na loo xam ne aussi mooy bàyyi njeexital ci bopp nit ñi ba am ni ñuy wootee ndax tey ji boo jëlee Dakar gi lan la fi président defu tey jii ñëpp gis nañ ne TER bi bu fi newul woon lu bëri dina jafe ci wàllu dem beeg dikk bi pourtant TER bi ñëw na nit ñi commencé nañ ko jariñoo banlieue bi nga xam ne ñoom ñooy jariñoo TER bi feeñul tey jii ci seen vote liggéeyu BRT bi tàmbali na sori na àggagul te ñëpp xam nañ ne mi ngi ñëw autopont yi ak effet bi nga xam ne am na ko tey ji boo demee Yoff boo nekkee ci VDN bi VDN 3 bi nga dem feneen ak feneen maanaam wàllu liggéey am na lu mu wone mais nag loolu lépp dafa laaj jàngat mais bal nga ko mën a jàngat da ngay dem ba lépp expliquer que loolu nga lim yëpp traduireul moom laa la wax ni la xam nga liy wone ne démocratie dafa am solo mooy citoyen bi dafa libre te comme citoyen boobu am liberté am day suivre waxtaan yi di suivre communication yi mais ci biir loolu mu am manipulation bu bëri dina ci am ñu bëri ñoo xam ne loola day am jeexital ci ñoom moo tax ma ne la suñu demee ba lépp dal am na jàngat bu mu laaj mais au moins ci wàllu jàngat moom am na ci yii yu am solo benn bi jiitu mooy élection yi am nañu bëri na ñu waxoon du am bëri na aussi ñoo xam ne waxuñu du am mais ragaloon nañu bu amee mu amee ci anam bu dul gën te élection yi am nañu te am nañu ci dal ñaareel bi organisation wu élection yi c'est le lieu de féliciter il faut le dire le ministère de l'Intérieur et l'administration territoriale parce que nag ñoom ñoo yore organisation da daan am fii ay élection ci Sénégal ci bis bi ñi ngi naan amul bulletin fii lii manqué na fële te rawatina ñu def ko ci contexte nawet nit nag bu defee lu baax aussi dafa am solo nga reconnaître ko. mais avant ñu yegg ci élection bi quand même. waaw woon na coow. waaw mais bi ñu yeggee ci cëppaandaw li. ñëpp gis nañ ni jaar na yoon. nit ñi nag su fekkee ne bu amee lu jaarul yoon dañuy wax. bu amee lu jaar yoon ñoo war a taxaw nag ne ay la yéwén te loolu lim ñuy may mooy ñu am lu ñu dépassé. mooy yenn réew yi nga xam ne tolloon nañ ci. bu ñu war a def élection di wut ñuñ ko dénk ñu defal leen ko. ñun bokk nañ ci réew yi dépassé loolu maintenant ñetteelu yëf bi mooy ci wàllu résultat yi génn. xam nga nit ñi boo leen dégloo da ngay am l'impression qu'on n'est pas au Sénégal. tey ñu ngi résultat yi génn nga baal ma Talla mais dafa mel ni opposition bi surtout intercoalition bi sikk mu na leen. xam moo tax may wax ni. c'est-à-dire tey nit ñi kenn ku ci nekk boo nee tekk tuuti. tekk woon la yoon.
lan mooy dañoo dem ci élection juróom-ñetti liste moom. juróom-ñett. waaw. tey boo demee ci commission départementale yi yoroon liggéey bi te war a dem tey ba minuit. ñooñu boo fa demee PV yi juróom-ñetti liste lañ lay jox seen résultat. commission nationale buy génne juróom-ñett liste lañ lay jox seen résultat. waaw. suñ ca jógee. résultat définitif yi. juróom-ñetti liste lay doon. maanaam amul benn jamono waaw li ma bëgg a leeral foofu mooy foo bëgg dem waaw. xam nga dafa am ñoo xam dañuy ñëw ne Yewwi moo gañe Dakar daal di wëlbatiku ne Wallu moo gañe Pikine daal di jël voix yi nga xam ne moom la Yewwi am Dakar ak boole ko écart bi nga xam moo am Dakar ak écart bi am Pikine boole ko jàppe ko ne mooy écart. mais ñi ngi ñoom en intercoalition. non xam nga intercoalition. bu ma déggee intercoalition. qu'est-ce qui m'empêche de faire le cumul de voix loolu ci élection existé wul. déglu mu baax ma wax la. élection existé wul. élection xam nga lu am. tey soo ñëwee Dakar. ñu ni la Yewwi moo rawee 95 000 voix waa Benno. oui. nga dem Pikine. Benno rawee fa Yewwi 30 000 voix parce que voix ya fa Wallu am. voix wu Wallu la. te fépp foo xam ne Sénégalais yi dañ fay voté. juróom-ñetti bulletins yi am fa. kenn ku ñu ne am nga fa résultat. léegi nag suñ ca génnee la nit di war a mën a jóg di xool kii député yi mu am ak kii député yi mu am nan la ñuy doxalee ca hémicycle mooy étape bi ñu toll nii dafa important ñu xam ne tey soo jëlee écart bu am entre Yewwi ak Benno ci Dakar boo demee Podor au moins 89 000 voix yu fa am daanaka 95 000 yi amoon fii say na. boo ñëwee boo ci dollee benn département kenn waxatul loolu mu féete bor tey man maa liggéey seet ci fi Yewwi gagné yépp mu jiitoo 225 000 voix su ma jëlee Pikine Fatick Matam Podor Médina Yoro Foulah jeex na loolu féete na bor kon xam nga léegi course entre Benno ak Yewwi amatul. comment ça non man ba léegi comprendre. non li nga war a comprendre mooy. nit ñi pour jaxase xelu nit ñi dañuy jóg dajale voix yu Yewwi am. kon de sama xel ci jaxasoo. ak voilà justement loolu Ablaye mooy manipulation. te yàlla mi ngi tiim xam na ni naxuma de. waaw waaye moo tax nag justement loolu moo waral ñu war ne tekk xam nga da ngay ñëw nga ni fii. Benno moo gagné. waaw te yi Benno gagné. xam nañ ko wax nañ ko. fii Yewwi gagné. waaw ñoom. ñun xam nañ ko. wax nañ ko. fi nga xam ne Wallu moo gagné. waaw xam nañ ko wax nañ ko. ndax nag dimanche amul benn bureau de vote bu ñu proclamé wul résultat yi ci Sénégal loolu amul. donc xam nga kon ku bëgg a ñëw di la wax résultat yi néeg résultat yi day wax lu ko neex mais résultat yi moom. dimanche ci guddi. ku ne xam nga. maanaam lan moo xew ci ban gox. est-ce que am na ci Sénégal benn gox bu ñu joxewul résultat yi amul. maintenant gox bu ñu joxe résultat. waaw boo xoolee PV bi. juróom-ñetti liste ñoo ci nekk. waaw alors juróom-ñetti liste yooyu. soo jógee tey nga jël Pikine. di nga ni lii la naataange am. lii la serviteur am. lii la ku nekk am lii la Wallu am lii la léegi Wallu gagné foofu. waaw. mais bu ñu jëlee di observer. waaw diggante Benno ak Yewwi parce que man option boobu laa jël. d'abord waaw match bi. voilà d'abord waaw ayca. alors boo ma jëlee diggante boobu. mais boo demee Pikine. li nga xam ne moom la Benno rawee Yewwi plus de 30 000 voix la. puisque ñoom ñoo def seen chemin boobu. xam nga dafa am ku doon wax. benn boroom xam-xam bu mag mu ni le magicien qui a déclenché des puissances infernales qu'il ne sait plus contrôler. léegi tey boo demee Pikine xam nga ñoom dañuy def seen bopp ne ñoom ñooy Wallu mais en même temps Yewwi dafa am liste. waaw kon bu ñuy comptabiliser. di def au niveau national. dañuy wax ne département bii Benno lii la fa am. département bii Yewwi lii la fa am. département bii Wallu lii la fa am. tey su fekkee da nga jóg nga dem Mbacké. mais Mbacké Yewwi gañewul Wallu moo gañe. oui Walloo gañe. alors soo jógee
nga dem ba Mbacké. mais Talla ils sont bien en intercoalition. waaw mais loolu xam nga loolu compté wul ci élection yi mi ngi compté après. loolu laa lay bëgg a wax te il faut sax ñu dem ba après parce que xam naa Ablaye Wade mais bàyyi bañ dem ba ci kii président Ablaye moom xam naa ko baax dama bëgg a wax ne Mbacké. y a 30 000 voix entre ñun ak Yewwi te nit ñi boo leen toppee ci façon bi ñuy defee dañ koy tege ne mel ne amul. et pourtant pour consommer. loolu nga xam ne ci zone yi Yewwi gagné. amoon na comme avance mais yooyu da nga koy compter. c'est très important. te wàllu am na quelques départements yu mu gagné mais yaatuwul yaatu boo xam ne maanaam ñun amuñu lu ko combler loolu kon ñi nga xam ne ñoo jot a am avance ci ñun te ñaar ñooñu la. kenn ku ci nekk là si je comprends bien li ngay wax après njeexital bi ci liste proportionnelle bi la. bu ñu voilà li ma la bëgg a voilà loolu foofu fa laa jëm parce que manipulation bi dafa am fu mu tàmbalee. xam nga wolof dafay wax ne sànqale. dana dëppoo xottu gerte. defe ne àdduna tukki na. booba àddunaa ma tukki. il ne faut pas prendre ses propres limites pour les limites du monde. xam nga tey jii mën nga intellectuellement. nga concevoir un système. ak noo ko mënti tuddee. alors système boobu nga def ko am na côté mu amal la njariñ mais ni mu la amalee njariñ ci wet noonu lay amee conséquence ci geneen wet. njariñ boobu mu leen di amal. ña ngi koy mën a xam. suñu paree. ba nga xam ne génn nañu lépp. bay duggee assemblée. mais loolu. mais bu ñu nee ba desul lu dul duggee assemblée. waaw léegi foofu lu fay. xam nga ñoom ñëpp man maa ngi gën a xam président Wade. yàlla xam na ko. waaw jaar nañ ci lu bari. jaar nañ ci yu neex jaar nañ ci yu neexul ma jéggal ko. mais nag dama ko fan parce que dafa aay dafa bëri ngelaju. li ngay junj nii dafa li may junj mooy. xam nga moom benn projet. boo suivre la permanence de sa marche. benn projet la mas a topp. di ko teg mooy projet wu doomam. mas naa leen wax fii 2005 ma ni leen daa mel ne ñoom dañoo dégg ñu ni yàllaay Karim ñu defe ne Karim ay yàlla. alors tey jii par rapport ak lu jëm ci intérêt moom. buñ ca tollee mënoo xam nan mooy doon taxawaayam. te loolu def nañu élection ba pare. bu ñu génnee ci lii doo xam naka lay demee. moo tax ma ni ñun bu ñuy lijjanti dañuy lijjanti li teew tey. li teew tey mooy lan mooy wàññi ay résultats. ci wàllu département yi. ñun wax nañu li ñu gañe kenn ku ci nekk xam na lan la Yewwi gañe kenn ku ci nekk xam na lan la Wallu gañe maintenant manipulation bi nag pour ñu jëm ci liste proportionnelle bi. mi ngi lalu ci. ñoom ni ñuy dugalee ci bopp nit ñi que comme si ñoom dañu jël seeni voix boole ak voix yële pour ñu calculer ca lan la ñuy am. loolu mi ngi ci suñu kanam. li nga xam ne moom moo mais est-ce que xalaatoon ngeen tamit résultat yeeg écart yi serré nii. gis nga élection man personnellement li ma gën. mooy élection citoyen bi moo nekk ci centre bi. li nga xam ne moom moo war. candidat ak coalition wala parti mooy jóg dem def campagne wax ak nit ñi. maintenant citoyen ba ca boppam sax la muy defi ca bis ba. lépp ajuwul ci moom yàlla la aju. lu ma nam war na lu ma àggale daa jot te lu jot ma yombal ko. di nga gis nit koo xam ne dina xëy war a dem voté ji lu voté ji. la koy tey voté ji xamuloo ko. loolu beneen yëf la. ñun li ñu war en tant que ay citoyen en tant que ay démocrate mooy lu génn ci résultat yi ñu nangu ko. te nangu boobu nag du tax ñu jóg. bàyyi nit mu dugal Sénégal quand même ci yoon bu mu nekkul. mooy tey la réalité mooy kenn ku ci nekk yow xam nga ni bi ñu defee élection locale mais man maa njëkk a félicité waa Yewwi à 0h21. ba pare yéen ngeen relayé ko. ma def ko Twitter def ko fépp. ba ci sa passation. mais loolu ma def loolu laa gëm. parce que dama passé ay années di xeex pour démocratie am ci Sénégal. mais loolu ma doon xeex noonu liberté boobu moo ma may man ak ñeneen ñi mel ne man ñu am le choix dans le contexte actuel de dire que intérêt wu Sénégal mooy stabilité bi fi nekk ak jàmm ji. mooy non seulement président Macky Sall toog ñu nag fexe ba nga xam ne bu ñuy génn di dem ci législative yi. ñu ne législative yi nañu fexe ba bu mu fa génnee. loo xam ne day jur fitna ci biir Sénégal on a fait ce choix là. dox ci maintenant. noonu ñu jógee woon ñoom ñu am ndam fenn ñu félicité leen. mais ñun suñu amee ndam. ñoom ñu am nañ droit jubilé Dakar waaye ñun amuñu droit jubilé fi ñu gagné. waaw mais bu leeragul comme ni nga wax tamit te résultat yi mais guñ ko définitivement ku ci nekk mën nga bu la neexee. xaaral dama la waaw non loolu sax boo nekkee républicain. am na lu mu ci parce que def naa gisuloo ñu ne ci mbedd mi. di def loo xam ne dafay yàq. gisuloo ko. par contre bu ñu gisee ay nit.
commencer comme ni ñu ko defee woon ci local yi di distiller de fausses informations suñu devoir c'est véritablement de rétablir yëf yi et notre tête de liste très clairement guddi googu am na lu mu leeral c'est l'occasion vraiment de la féliciter man dama ànd ak moom ak maître El Hadj Diouf le ministre Samba Sy Khadija ak honorable député Aliou Dia ak équipe bi ñu àndaloon yépp ci terrain bi mu am liggéey bu mu def bis boobu nag su fekkee dafa am ay nit yu jóg bëgg a am leneen lu ñu bëgg a teg lu dëppul ak li am dafa jaadu ñu ñëw rétablir yëf yi te on l'a fait 46 départements la ñu am wax nañu ñun ñaata lañ ci am te loolu ñu ci am kenn mënu ko dindi parce que dafa nekk dégguloo ñu tamit nag ñu jóg fu keneen gagné ne ñun ñoo gagné est-ce que da nga ko dégg. sur le cas de Goudomp. non dama ni non Goudomp dañoo nekk ci guddi. bu bët setagul woon. oui oui. non justement les résultats n'étaient pas consolidés. est-ce que ce que vous reprochez aux autres vous n'avez pas fait là dans ce cas. ñun ñoo jógal suñu bopp. déglu ma ñun ñoo jógal suñu bopp. xam nga am na zone yoo xam ne boo fa nekkee dafa am nu mu tëddee. ci wàllu remontée wu résultats yi. alors tey. ñun bi nga xamante ni ñun ñoo jóg gis ne Goudomp am na lu fa changé. ñun ñoo jóg waxal ko suñu bopp. on l'a affirmé dañu def point de presse. donc yéen suñu tête de liste waxaat. mais li may wax mais dama la ni est-ce que dégg nga est-ce que dégg nga vous avez fait la même chose que vous reprochez aux autres. non il ne s'agit pas de la même chose. c'est-à-dire il s'agit alors que résultat commune bi peut-être ngeen yore woon desoon na yeneen. Ablaye nit moom du ñëg. nit du ñëg. kon da ngeen juum. non dama ni nit du ñëg. non ñun nous avons clairement dit que gagné wuñu Goudomp on l'a dit. parce que justement nous sommes responsables ñun ñoo yore di gérer actuellement Sénégal lépp loo xamante ni dina mën a permettre dalal ko loolu la ñuy def te lii suñu tête de liste def mooy jóg taxaw démb wax li am ak ni mu demee beneen bi ci des dama ni ñi nga xam ne ñoom ñoo jóg di affirmer dañ naan gagné nañu mais duñu wax gagné nañu fi alors tey jii résultats yi dina génn xam nga résultats yi bu génnee c'est vrai il faut rappeler que plus tard minuit commission de recensement départemental foog ñu siiwal résultats yi. waaw ñoom bu ñu paree. léegi déjà ñëpp dañu xam ni mu tëddee. oui bu boobaa même ci wàllu profession ñëpp dañu xam ni mu tëddee. mais ñi nga xam ne justement ñooy gaawantu di manipuler. dafa am lu tax ñu di ko def. lu tax mais li tax ñu di ko def justement parce que xam nañu lan moo am yow nee naa la dimanche amul benn bureau de vote amul benn centre. bu résultat yi génnul bu ñu siiwalul voilà léegi nag ñi nga xam ne ñoom moom la ñu jëloon comme orientation justement comme xam nañ ni mu demee au lieu que kenn ku ci nekk jóg ne ñoom day waa Yewwi lii la ñu am waa Wallu day lii la ñu am liste bee lee la am dañuy jóg bëgg a jël boole ñaari ci wàllu résultat je parle de résultat on n'en est pas encore à l'étape de député ci wàllu résultat bu ñu ñëwee di wax région de Dakar ñu def comme si Yewwi dafa gagné région de Dakar yépp nga xam ne lu fi am ci député ñoom ñoo ko jël tey jii bu fekkee ne wàllu yow dégg nga Abla bi mu ñëwee dafa ne voté leen wàllu xam nga waaw xam nga liy xeeñ moom foofu la tàmbale c'est-à-dire dafa ne voté leen wàllu ak recomposition famille libérale bi ma dégg muy wax waaw mais xam nga loolu mais naa la xam nga état bi ñu ñi meroon nañ dellu si xam nga yow njaboot googu nga bokkoon tamit moo tax mënuñu la ci bañ a interpeller man nag dama lay wax man Majmout Diop ma yar waaw mais bokkoon nga xaaral ci njaboot dama lay leeral man Majmout Diop moo ma yar bi ñu demee ba tollu benn jamono ma xam ne pour jële fii régime PS il fallait nit ñi def alternance ma taxawal alternance jeunesse pour l'alternance ànd ko ak ñi ma àndal noonu lañ def ba boot jiboka def leneen ak leneen ba nguur googu daanu alors ci boor boobu Wade ana bénéficié mu nekk sama nit soxnaam nekk sama nit ñu ànd ba séparation comme ni muy amee ci politique am alors li fi jaar fii après nekk suñu ginnaaw man at mu jot yow guddi googu bi mu amee yow yaa doon def direct RFM la woon boobu TFM amul yaa doon def direct ba fajar yaa ngi dégg mais bi loolu amee man at mu jot 5 octobre bu ñëwee damay def kaamil di ci ñaanal sama xarit di jiitu mais ñi nga xam ñoo bëggoon rey te jiitu dama leen di ñaanal at mu jot yàlla xam na ko Serigne Salib Bousso mi nekk Mbàkke mooy jiite ñaan googu loolu kon pour wax loolu ci sama ginnaaw la nekk man nekkuma ci logique gu haine nekkuma ci logique gu rancune dama nekk ci benn logique mooy d'être un citoyen sénégalais et un responsable politique boo xam ne contexte bi ñu nekk ni ma defee woon le choix jóg jàkkaarloo ak Abdou Diouf jóg jàkkaarloo ak Ablaye Wade kenn ku nekk ca ñoom ñaar ba nga fi jógee Abdou Diouf taxaw na Paris wax ma je n'ai jamais considéré tes propos comme des attaques contre ma personne dama mës a jàpp ne da nga am ay positions politiques et des positions patriotiques ñu jógee ci loolu Wade ñu jaar fi ñu jaar bi mu ci jógee ñu wax am na beneen taxawaay boo xam ne am na ko bi ma demee ba nga xam ne président Macky Sall moo fi nekk di sama xarit
mais entre les 2 tours de la présidentielle de 2012 nit ñi dañoo fàtte benn affaire mooy tous ces gens là qui l'attaquent entre deux tours yooyu man rek maa taxawoon ni tey leen ba ñu lijjanti réserve yi mu amoon puisque moom fekkewuloon assises yi nee na am na des réserves il faut lui donner l'opportunité puisque peuple bi moom la ñu voté de parler ñu ni na fi Wade jógee mais pourtant ces mêmes personnes qui disaient qu'il n'y a rien à voir ce sont les mêmes personnes aujourd'hui ñoo taxaw di reprocher Macky Sall dañ ko fi bëgg a jëlee moom ci boppam bi ma nekkee États-Unis yore sama cabinet di liggéey comme li dal tey jii ñu bëri ci internet bi ndax manipulation bi may wax may nekk foofu am lu bëri lu may dégg neexuma man ma def wooy ne ko yoon wi nga jël du dem mais bi ma ñëwee lu mu daf ma woo ma ñëw mu ne ma léegi comme nee nga yoon wi ma jël du dem ban yoon mooy dem mais loolu intelligence la loolu ouverture la bu ko defee mu am espace bu ma créer boo xamante ne je peux lui dire ce que je pense ci laa wax publiquement depuis dialogue bi amoon 28 mai 2016 ne tant que maa ngi am espace bu mën a échanger avec le président de la République li may xalaat ci doxalinam kenn du ko dégg publiquement donc loolu c'est la liberté c'est-à-dire tey jii ñi am liberté wu jóg ne dañoo contre Macky Sall mais ñoom mënuñu nangu ñenn am liberté ne dañoo ànd ak Macky Sall fu ñu ko teg fan la ñu teg loolu des gens se sont battus dans ce pays ñu ngi jóg di tuddee woo patriote bu ñu tuddee woon seen bopp des patriotes ñu laaj leen lu leen si boole ban sacrifice ngeen def mais même bu ñu leen nangulee loolu soo nee les patriotes mais ñi fi jaar nag ñoom Majmout Diop ñoom Mamadou Dia ñoom Amath Dansokho ñoom Seydou Cissokho ñoom Balla Ndiaye ñoom Charles Gueye ñoo xam ne def nañ fi 10 ans de prison dans ce pays là ñooñu est-ce que mën nga xëy du jour au lendemain nga effacer leen ci histoire du Sénégal loolu mënut a nekk donc réew mi ñun ñoo ko bokk ñun ñoo bokk Sénégal il est essentiel que bu ñu amee ay position politique ñu affirmer leen bàyyi ay nekk di saaga ay kilifa bàyyi di def loo xamante ni luy taal dëkk bi lay doon mais te kenn ku ci nekk boo demee débat nga wax li nga xalaat keneen wax xalaatam et puis voilà. Talla Sylla mënuñu waxtaan ak yow te waxuñu Thiès très rapidement donte waxtu waa ñuy dab Thiès noo liiree tamit résultat bi nga xam ne am na fa département bi Yewwi Askan Wi ñoo ko jël. waaw xam nga man nee naa la ci campagne bi maa ngi demoon national. mais balaa may dem on t'a pas waaw parce que mais bala justement à Thiès implication bi parce que maa ngi ànd ak tête de liste bi. mais comme dañ doon départ le lendemain de la tabaski balaa may dem jour tabaski li ma njëkk a def. mooy jóg dem seeti Idrissa Seck baalonte ma baax. pour wane ni d'abord en tant que jullit loolu daf ma war. ñaareel bi wane ni tamit maa ngi ci logique gu bennoo. képp koo xam ne yaa ngi doon ànd ak man ma wax la àndal ak ñi ngeen dem ci terrain bi donc sama wàll ci wàll woowu def naa ko. mais qu'est-ce qui explique la. waaw mais xam nga tey nee naa la buy taw kenn du fobeere. il faut ñu dem ba lépp génn. ñu def ko ci dal. parce que nag li mën a xew ci ab élection dafa bëri. li mën a expliquer yenn yi dafa bëri. les locales mi ngi nekk derrière nous. mais il va falloir que ñu seet vraiment ci moment boo xam ne taw yéen du ngeen fobeere ngeen wax mais ñun dañuy fobeere waaw il se dit que Idrissa Seck la coalition bi ci boppam xeex Idrissa Seck ak waa këram dañ leen xeex ci biir élection xam nga boo nekkee ci réew boo xam ne daanaka 17 millions d'habitants ñoo fa nekk ku ci nekk am droit am xalaat am wax mais nag kilifa gu mag dafa wax ni xam li xew moo gën bokk ci coow li waaw kooku nag almaktum la Pierre Da Silva mun naa ne sauvé par le gong parce que Pierre Da Silva nee na naa ko detloo antenam mi waxtu wi dafa mët ndax xibaaru marax yi ñu dëgmal Talla sinon foofu moom doon naa fa continuer bés pour nga leeralal ma dëgg lan moo xew ci seen coalition bi à Thiès ñu leen di gërëm di leen sant di la gërëm yow tamit ci wuyu si bi xatoon na lool mais nga bàyyi li ngay def ñëw wuyu si invitation bi léegi xibaaru marax yi gannaaw gi dinañ dellu si waat ba léegi ci nasaraan lay doon jàngat ci li nga xam ne moo tukkee ci mbañ gàcce yi ci élection législative dimanche gi Mamadou Mohamed Ndiaye moo fi teew borom ngaabu dina leen faram-fàccee xibaaru marax yi ñu dellu si ci ginnaaw gi ci kàttanu borom bi jërë ngeen jëf